déglul ma wax la li waral màggal gi nga xam ne Seex Bamba ariyel jamam ga ne doga nag dem gi waraf nasraani te kon bilaay ñépp dem niiraani a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim laa qawla wala quwwata illa billahi aliyil aziim mbokku jullit yi mbokku taalibe yi waa commission scientifique Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta Diop ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee wàccaayu màggal ci seen télévision DMN TV ñoo di kon tey ngir def ab waxtaan lépp jëm ci bés bu màgg bii nga xam ne moom lañ dëgmal bés bu màgg bii nga xam ne ñëpp moom la ñuy xaar muy bés bi nga xam ne ci la suñu jàmbaar ja ci la ku tedd ka laxasaayu woon génn ngir dem liggéey li sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu fas yéene woon andi waxtaan woo xam ne dafa jëm ci li sabab maanaam tukkib sëriñ bi muy les raisons de l'exil ku ne xam na ne sabab yooyu xaaj nañ ko ci ñaar muy sababu baatin tubaab di ko wax les raisons ésotériques de l'exil ak sababu zahir muy les raisons exotériques de l'exil tey nag ci ñaareelu sabab boobu muy sababu zahir di les raisons exotériques ci lañ bëggoon a dikk muy waxtaan tuuti ci li nga xam ne ci zahir jàpp nañ ne moo waral tukkib sëriñ bi dana baax ci yi nga xam ne amaana bokkuñu ak ñoom aqida bokkuñu ak ñoom pas-pas waaye ñu ay jullit yoo xam ne nam na ñoo xam dara ci histoire sëriñ bi mu doon ak leeral gu jàppandal goo xam ne mënees na leen a jëriñ ngir def waxtaan woowu nag ñu dalal tey suñu mbokku taalibe di sëriñ Moustapha Keita bokk ci commission scientifique di ku gëstu xam-xam ñor kon moom lañ dalal tey ngir bëgg mu waxtaanal ñu tuuti ci ay tomb yoo xam ne dañ ko jukki jëm ci sababu zahir bi nga xam ne mooy sababu tukki sëriñ bi nga xam ne dem gi mooy waral màggal gu réy gi nga xam ne moom lañ dégmal te di ko waajal kon xanaa dañuy jox sëriñ Moustapha mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci laaj yi. a'uuzu billah bismillah inna waliyallah rajawna ila narfa li jannati kawsara sharifun karimun hinda tuuba wa kawsara salaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Mamadou Diakhaté mi nga xamante ne moom mooy jëwriñu daara ji waaye tamit di nuyu sëñ Dame Diop mi nga xamante ne moom moo jiite commission bii di commission scientifique et culturelle daara Majmahun Nurayni di santaat baax a baax sëñ Mouhamadan ci ni nga xamante ne noonu la introduire émission bi nga xamante ne moom mooy wàccaayu màggal gi te di amee fii ci seen télévision DMN TV kon loolu moom mooy nekkoon nuyoo bi xam naa damay jox sëñ Mouhamadan ñu jàll ci maanaam li nga xamante ne moom mooy liggéey bi dëgg-dëgg. kon sëñ Moustapha fi ñu doon bëgg a tàmbalee ku ne xam na ne bokk na ci li sabab demub sëriñ bi ay xeetu pouvoir yoo xam ne da leen fee fekkoon ñoom ñu am liggéey boo xam ne dañ ko doon doxal te jëmale ko ci doomu aadama yi sëñ bi wooteem bi mu woote ko ci benn contexte boo xam ne tey jii day mel ni wooteem ba daa demoon nekk obstacle ci pouvoir yooyu nga xam ne dañoo nekkoon en place ba tax na pouvoir yooyu lëkkaloo ba fexe demam gi am kon ñu bëggoon nga dikkal ñu ci rek pouvoir yooyu nga xam ne moom la fi sëñ bi fekkoon ndax nit ñi xam ci ban contexte la Serigne Touba sos la Serigne Touba taxawal yoonu murit. sa jërëjëf sëñ Mouhamadan ci laaj wi am na solo lool ndax ku xam yoonu murit xam ni yoon la woo xam ni nii maanaam du yoon wu fi njëkk ndax bi mu fi ñëwee fekk na fi yeneeni yoon yeneeni tarixa ak yeneeni woote yoo xamante ne amaana sax jëmul ci wàllu diine
kon baax na ñu xamal mbokk taalibe yi maanaam sëriñ bi ci ban contexte la woote yoonu murit lan moo waral sëriñ bi woote yoonu murit kon bu ñu ñëwee ci contexte bi ku ne xam na ni maanaam Sénégal am na wala boog Afrique sowu jant dafa yàgg am ñoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk muy nguurug ceddo gi nga xamante ne moom la ñu gën a miin nguurug ceddo gi buñ ko waxee moom mooy Afrique sowu jant wala boog Sénégal bu njëkk dafa séddaliku woon ci ay royaume nga xamante ne bu ñu delloo ci histoire mun nañ laa wax royaume du Kayor wala boog royaume du Kajoor wala Saalum Bawal ba ci Ñàmbur nga xamante ne yooyu ñoo fi nekkoon naka jekk doon ay pouvoir wala boog doon ay nguur maanaam yilifoon buur yi ñoom ñoo nekkoon ci bopp ba yilifoon gox bi waaye tamit yilifaale woon waa gox ba kon bu fekkee ci wàllu pouvoir sëriñ bi muy ñëw di wooteem gu rëy gii di yoonu murit fekkoon na fi maanaam pouvoir googu muy pouvoir bi nga xamante ne c'était incarné par les ceddo wala boog c'était incarné par les royaumes et les rois am na yeneen xeetu pouvoir yi fi nekkoon ndax tamit diine l'islam amoon nañ doole fii ci Sénégal jamono ji nga xamante ne sëriñ bi mi ngi woote ndax bu ñu delloo ci histoire dañuy gis ni diine gi bi muy dugg Sénégal ñu ngi koy àpp ci 9e siècle à travers le nord muy maanaam jóge Fuuta maanaam dugg la jaaree dugg ci réewum Sénégal waaye biñ demee ba 19e siècle si la ñu gis ni maanaam diine ak l'islam dafa daal di daj kàpp réew mi te bu ñu xoolee ci ay li ñuy wax foyer religieux wala boog ay famille religieuse ñoom ñoo doon incarner loolu olof di leen woowee ay doomi soxna ndax bokk ku ñuy wax El Hadj Omar Tall bokk na ci ñi nga xamante ne moom la ñuy woowee les pionniers de la religion ñoom ñooy ñi nga xamante ne daanaka bu ñu bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tasaare diine l'islam ci Sénégal ndax boo xoolee moom ci famille Tijaniya ci la aju woon nga xamante ne boo xoolee Sénégal sax da ngay gis ni famille Tijaniya dafa am famille yu bari yoo xamante ne wala boog confrérie Tijaniya dafa am famille yu bari yoo xamante ne ci moom la ñu aju ndax boo demee Kaolack moo xam waa kër Ablaye Niass la wala waa kër Baye Niass ñoom wirdu Tijaan lañu yor. boo demee Tiwaawan tamit muy famille maam El Hadj Malick Sy ñoom ñëpp wirdu Tijaan lañ yor waaye tamit amoon na lu ñuy wax xaadiriya ndax boo demee waa bu kunta yi ñoom ci xaadiriya lañ bokk waaye tamit am na yoonu murit ci nga xamante ne bokk na ci yi nga xamante ne ñoom ñoo mujjee ñëw kon diine l'islam moom it amoon na doole ci réew mi jamono ji nga xamante ne sëriñ bi mi ngi woote moom laay woowee mooy le pouvoir qui était incarné par l'islam et la cause de l'état islamique. am na ñetteelu pouvoir goo xamante ne moom tamit dafay nekkoon jamono bi sëriñ bi di woote moom mooy le pouvoir colonial. le pouvoir colonial nag moom bi dafa ñëw ci réew mi. Incarné par les Français le pouvoir colonial était incarné par les Français ndax moom it bu ñu xoolee histoire dañuy gis ni c'est à partir de 1816 ci la européens yi commencé di xëccoo maanaam réewu Afrique yi muy Portugal di Pays-Bas muy Hollande di espagnol yi ba ci anglais yi ak français yi ñoom dañ doon xëccoo réew mi nga xamante ne daanaka sax ñoom daanañu xeex seen biir ngir conquérir benn royaume wala benn royauté waaye ñoom ci seenub xarañ ak ci seenub xel biñ demee ba jàpp 1884 1885 ci la ñu gis ni moom war nañoo mën a toog waxtaan ci la ñu organiser li ñuy wax conférence de Berlin ci conférence boobu ci la ñu waxee ni au lieu ñuy xeex ñoom seen biir di xëccoo waaye war nañoo mën a séddoo réewu Afrique yi ci noonu ci la France mi nga xamante ne moom la ñuy cëralee Sénégal loolu moom moo waral pouvoir colonial bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon jamono bi sëriñ bi woote le pouvoir colonial était incarné
par les Français. kon daal ci niñ ko mën a tënkee bu ñu xoolee ci jamono gi nga xamante ne sëriñ bi mi ngi woote pouvoir yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon te amoon doole amoon influence moom mooy ñetti pouvoir yooyu muy premier bi mooy la résistance locale mooy ñi nga xamante ne naka jekk ñoom dañ fa nekkoon moom mooy te boobu ceddo yi ñoom ñoo ko incarné woon ak beneen pouvoir bi moom mooy le pouvoir des religieux wala boog le pouvoir de la religion bi nga xamante ne moom bi mu fiy dugg c'était en 9e siècle 19e siècle ñu dab kàpp réew mi kon ñoom nit ñi ngi fi woon waaye beneen pouvoir bi nga xamante ne moom moo ko ñetteel mooy pouvoir colonial bi nga xamante ne c'était incarné par la France. jërëjëf Baye Moustapha kon wax ji leer na ni nga ko waxee day mel ni kon sëñ bi muy taxawal yoon wi fekk na fii ñetti pouvoir yoo xam ne tey jii xëy na ñoom it ci ak woote lañ nekkoon ñoom it am na maanaam foo xam ne fa lañ maanaam jubaloon nit ñi maanaam benn orientation boo xam ne dañ ko amoon des objectifs déterminés it sëñ bi it ku ne xam ne bi muy teg yoon wi amoon na maanaam un objectif bien déterminé léegi nag fi ñu bëggoon nga dikkal ñu ci ngir liñ bëgg yëpp mooy gën a xam maanaam sëñ bi muy sos yoon wi ana dëgg-dëgg lan moo nekkoon cëslaay yi ngir xam loolu nag bëggoon nañ ñu nga dikkal ñu ci tuuti pouvoir yooyu ñu fekkoon ñoom nan lañ jàppee woon doomu aadama ak dunduk doomu aadama ak àdduna dii ñu nekk ñoom nan lañ ko jàppee woon c'est-à-dire ñoom ban sens lañ joxoon l'existence de l'homme sur terre ak ban sens lañ joxe woon l'existence humaine maanaam ñoom nan lañ ko jàppee woon ndax loolu bokk na ci li ñu mën a gën a dimbale ba nga xam dëgg-dëgg sëñ bi ba muy woote moom ban pas-pas la amoon kon ñu bëgg nga dikkal ñu tuuti léegi rek ci lu gaaw ci ñooñee nga xam ne mooy pouvoir yi ñu fi fekkoon di tubaab yi di ceddo yi ñoom ban gis-gis lañ amoon ci l'existence humaine muy dunduk doomu aadama ci kaw suuf. naka saa sëñ Mouhamadan waaw loolu moom saa buñ ko waxee rek bu ñu waxee pouvoir rek dañuy xalaat maanaam pouvoir boobu jamono bi mu fi nekk doxalinam ak gis-gisam ci ni muy doxee ci biir àdduna kon loolu moom moo waral pouvoir bu ci nekk rek amoon na benn gis-gis wala boog benn doxalin boo xamante ne moom moo fi newoon te di ko doxal moom moo tax bu ñu ñëwee ci pouvoir bi nga xam ne moom la ñu njëkk a évoqué muy pouvoir bi nga xamante ne c'était incarné par les ceddo comme ni ma ko waxee ci kaw maanaam royaume la woon te royaume bu ñu ko waxee roi wala buur moom mooy nekk ca bopp ba buur nag moom dafay am lu ñuy wax une domination totale par rapport à ces sujets maanaam dafay am un pouvoir illimité par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox ba ak gox ba nga xamante ne ñoom conception bi ñu amoon ci dundin doomu aadama ci kaw suuf moom mooy ñoom roi yi lépp lu ñu bëgg rek maanaam dañ leen ko doon defal dañuy am un certain pouvoir de vie ou de mort sur ces sujets nga xamante ne ñoom lépp lu ñu mësaan a bëgg rek maanaam dañ ciy dox maanaam ña nekk ca gox ba ak waa gox ba dañuy fexe ba li buur bi bëggoon rek ñu matal ko ndax buñ ko matalul rek maanaam la cay topp ci wàllu sanction wala niñ ko mën a waxee maanaam mun naa dem ba dafay yéeme te gannaaw ñoom nag maanaam amul woon ci lu ñu daan sukkandiku lu ci mel ni diina ak yooyu moo taxoon ñoom seeni punition wala boog seeni sanction da daan métti lool ndax da nga daan gis maanaam buur boo xamante ne day dem ci ab dëkk fekk waa dëkk ba mu rey góor ñi dégg nga jàpp jigéen ñi def leen seeni ay soxnaam maanaam gone ya fa nekk mu jël leen def leen seeni jaam nga xamante ne loolu moom moo nekkoon kii conception wu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon incarné ci wàllu royaume loolu moom moo waral sax ba suñu jamono tey jii nii saa yu ñu évoqué ni diw ceddo la wala buñ la waxee ni yow ceddo nga rek day mel ni ab xas la ndax dafay mel ni genre sauvage ngay doon wala yooyu alors que donte sax maanaam loolu amoon na waaye ñoom ceddo yi amoon na ay valeurs yu ñu daan incarné ndax c'était pas tous des contre-valeurs ndax fépp foo dem moo xam peuple bu mu mën a doon am na ñoo xamante ne am nañu ay valeurs waaye am na ñoo xamante ne amuñu ay valeurs c'est des contre-valeurs ba ci tubaab yi ñoom ñoo ñu gën a sauvage fuuf waaye saa su ne ñoom dañuy rafetal ñoom seeni niti démb wala boog seeni maam ñun suñuy maam ñu rafetal leen loolu ñu ñaawal leen loolu nag
maanaam suñu intellectuels yi wax dëgg fa yàlla war nañ cee am ab gëstu ci li ma yaakaar ndax ceddo yi niñ koy waxee noonu ñun d'après li ñu gëstu demeewut noonu dëgg ndax amoon na ay valeurs yu daan incarné valeurs yi yoo xamante ne diine l'islam bi mu fi ñëwee daf koo gën a dëgëral ci mu nga xamante ne maanaam dindiwu ko muy valeur de jom valeur bañu mbrus maanaam fit ngor joxe sa kàddu yooyu day ay valeurs yoo xamante ne dafa war a nekk ci nit ki te yooyu ceddo yi dañ ko fi daan incarné laata sax diine l'islam di ñëw moo tax diine l'islam bi mu ñëwee valeurs yooyu sax daf koo gën a renforcer kon loolu tamit maa ngi ciy interpellé waa commission culturelle ñu wax léeg-léeg waxtaan yi ñu koy bañ a yamale seulement ci wàllu diine wala boog histoire yoonu murit maanaam suñu mboor suñuy mbatiit wala boog suñu xatiit ni ma ko mën a waxee ndax yooyu ay waati wolof la yoo xamante ne dafay tekki la culture wala boog la tradition africaine yooyu dañoo war a fexe ba maanaam ñu koy xamal gannaaw nguur yi fi nekk ñoom dañoo aju ci tubaab yi ba duñ ko jàngale ci l'école yi waaye ñun ci daara yi ñu yor war nañoo di jàngale suñu histoire dëgg-dëgg ba ñu xam dëgg-dëgg parce que lu bëri ci histoire bi ñuy jàngale boo màggee ba gëstu rek da ngay gis ni beaucoup a été biaisé kon loolu ñu ngi ci incarné kon nguurug ceddo gi ñoom ñoo fi nekkoon loolu moo nekkoon seen gis-gis ci wàllu ci wàllu dundinu doomu aadama geneen nguur gi nga xam ne moom moo fi nekkoon muy le pouvoir religieux nga xamante ne ñoom diine lañ daan doxal wax dëgg fa yàlla ñi nga xam ne ñoo nekkoon pionniers yi te ñu gënoon leen a xam ñu gën fee siiw ñoom seeni doxalin dafa tegu woon ci sunna maanaam ni nga xamante ne noonu la suñu borom wàccee diine gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko doxalee noonu lañ ko daan doxalee ndax ni mu ko limee léegi ku si mel ni El Hadj Omar Tall ak yooyu dañ leen xamoon ci valeur islamique wala boog valeur religieuse yoo xamante ne dañ ko daan incarné waaye dafa demoon ba maanaam mujj gi lu bëri caaxaan da cee dugg ndax seytaane moom mooy doxalee noonu caaxaan dafa tàmbalee dugg ci maanaam doxalinu diini gi ndax su ma waxee loolu moom mooy dafa demoon ba maanaam alxuraan dañ koo defoon fond de commerce xamante ne yenn famille yi sax dañoo demoon ba ci boo mokkalul alxuraan duñ la may soxna xam nga loolu du lu diine digal du lu diine santaane waaye demoon na ci tamit ñi nga xamante ne dañoo demoon ba mokkal alxuraan daan ko bind te duñ ko xool ñoom dañ daan sax bu ñuy tëdd di njegenaayu ci téere alxuraan wala boog ci kaamil nga xamante ne buñ leen interpellé ne leen lii nag ñu ne la alxuraan ci kaw alxuraan ndax ñoom jàppoon nañ ni gannaaw dem nañ ba mu mokkal alxuraan mi ngi seen bopp kon jàppoon nañ ni seen bopp bi alxuraan la goo xamante ne mën naa maanaam dësandiku ci alxuraan nga xamante ne loolu maanaam lu yéeme la woon li ci gënoon a garaaw nag mooy li ñuy wax laabaan jamono bi nga xamante sëñ bi mu ngi fi woote dafa nekkoon lu am la te ci biir diine ji la amoon moom mooy da ngay gis koo xamante ne kàng fóore la maanaam dafa mokkal alxuraan moom day jékki-jékki rek daa di ñawlu yëre bu rëy yëre bu ngand kaala gu rëy ñawlu caaya yoo xamante ne daanaka 7 mètres lay doon ànd ak ay tëggkat ñu ànd ak moom ñuy wër ci réew mi ci daara yi léegi bu ñu demee ci benn daara dañuy laaj sëriñ daara bi kan moo fi gën a mokkal alxuraan wala boog ban ndongo nga jàpp ni moo gën a mokkal alxuraan ci sa daara ji su ko defee su sëriñ bi daara bi génnee ndongo loolu ñu dem ca pénc ma dëkk ba nit ñi wër leen muy laaj ndongo li ci lu jëm ci wàllu alxuraan léegi ndongo loolu bu gagee wala mu juum rek maanaam rek sabar yi commencé tëgg dégg nga ñu commencé fecc mu naan ko rëppeelu nga demal gëstu wala nga dëkkee nafar rëppeelu nga xamante ne loolu day doon benn fête boo xam ne dañ koy organiser xamante ne du lenn l'islam du lenn diine ba bu fa jógee sax demaat jàll ci beneen daara jooju mën naa dem ba raaf ndax day doon way woo xamante ne maanaam dëkk bi yëpp dañ leen koy mujj xoolee kon ñooñu tamit maanaam conception bi ñu amoon ci diine gi niñ daan doxalee diine gi dafa tàmbalee woon di raaf loolu la sëñ Moussa Ka naan l'islam di jooy yëqat ba far génn gàddaay ci saw jant fépp mel ni làmbaay nga xamante ne baatub laabaan so boobu sax mën nañ koo tëkkalee ak làmbaay kon sëriñ bi moom it bi muy wootee diine ji maanaam foofu la tolloon ci réew mi waaye tamit dernier pouvoir bi ma wax muy pouvoiru
colonial bi ñoom it amoon nañu gis-gisi ndax ñoom jékki-jékkiwuñu rek ñëw wala boog bi ñuy ñëw amoon na ay intention yu ñu indaale woon ci réewu Afrique yi te loolu moom mooy intention piller les ressources que ça soit les ressources humaines wala boog les ressources naturelles. loolu moom moo leen fi indi woon ndax ni ma ko waxee léegi ñoom bi ñuy ñëw ci réewu Afrique yi c'était vers le 18e 19e siècle te bu ñu xoolee bu ñu interroger l'histoire 18e siècle dafay tombeek li ñuy woowee révolution industrielle te révolution industrielle loolu avec l'avènement de la machine à vapeur ak de la sidérurgie dafay soxla ressources humaines mooy main d'œuvre dañ koy soxla waaye te aussi dañuy soxla li ñuy wax matière première pour accroître la production léegi nag loolu muy ressources humaines yi dañu gisoon ni Afrique nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon c'était des gens robustes ñoo xamante ne ñu bëri woon kàttan lañ ñu am doole ñoo xamante ne nii maanaam sonn daawuñu gaaw a sonn mën nañu loo liggéeyal daanaka lu mat 8 heures de temps te duñu sonn dégg nga gisoon nañ tamit ni amoon matière y avait une matière première très abondante moo tax loolu moom moo leen fi indi woon moom mooy dañu ñëwoon ngir dominer ñi fi nekk bu ñu leen dominer après seeni matière première ak seeni nit ñi nga xamante ne ay ponkal lañ te mën a liggéey ñu jël leen yóbbu leen ngir accroître yokk seen développement kon ñoom it bi ñuy ñëw bi sëriñ bi di woote sëriñ bi tamit loolu la fi fekk nga xamante ne ñoom am nañ benn conception buñ daan gisee kon bu ñu xoolee ñetti pouvoir yooyu yëpp amoon nañu gis-gis wala benn une certaine conception boo xamante ne moom la nit ki war a am ak tamit noonu la nit ki war a dundee loolu yooyee nag yëpp buñ ko dajalee dafay nekk du dëppoo ak gisinu diine l'islam dëgg donte sax amoon na pouvoir religieux loolu moom moo tax sëriñ bi am nu mu doxaleek ñoom ci wàllu jëflante ba am maanaam ñu génnee ko réew mi wala boog yeneen yi ci topp yëpp ba ni màggal gi ñëwee. jërëjëf sëñ Moustapha xam naa ne leer na nañ ni comme ni nga ko waxee day mel ni kon buñ jëlee maanaam ni nga ko waxee li suñ borom di wax ci alxuraan naan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul aaxira ñii nga xam ne àdduna moom leen soob minkum man yuridu dunya ñoom àdduna lañ namm wa minkum man yuridul aaxira ak ñi nga xam ne alaaxira lañ namm te boo xoolee diine li ëpp solo ci li muy jàngal nit ki mooy waajal ëllëgam waaye fi mu koy waajalee mooy àdduna gi waaye nag àdduna gi suñ borom def na ci loo xam ne amaan na mën na koo maanaam këf ba lam namm ëllëg moom du ko sóoraale waaye day gis maanaam li teew te muy am bu teew bi te day mel ni li nga fi tudd yëpp ay pouvoir nga fi tudd te ku wax pouvoir rek wax privilège mu mel ni nag tey jii doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne dëgmaloon nañ nasaraan bi dëgmal buuru ceddo yi dëgmal maanaam ni nga ko waxee noonu jël diine def ko fond de commerce kon nga xam ne tey jii loolu yëpp day mel ni ñoom àdduna rek lañ gisoon mu mel ni sëriñ bi mu ñëwee nag dafa xàll yoon woo xam ne moom tey jii boo gisee tur bi sax muridu laay ñi na ma dem ci yàlla kon moom day mel ni moom muridu àllaaxira la soxla woon ñoo xam ne dañuy jël àdduna def ko muy ab jaaruwaay boo xam ne dañ fi liggéey loo xam ne maanaam àllaaxira la pay gi di dikk léegi nag njàngaleem sëriñ boobu ci contexte bu mel noonu nag lañ bëggoon nga dikkal ñu ci mooy enseignement yi nga xam ne moom la sëriñ bi nampatal murid yi ñëw jébbali ci ñoom ba tey jii gisatuñ la nasaraan ba yor gisatuñ la ceddo ba yor maanaam gisatuñ it yor diine joo xam ne fond de commerce lay doon enseignement sëriñ boobu nag lañ bëggoon nga dikkal ñu ci tuuti. sa sëñ Mouhamadan laaj wi am na solo ndax dafay tàbbi ci daf ñuy tàbbal ci liggéey sëriñ bi dëgg-dëgg woote gi lan moo ko waral ak fan la bëggoon yóbbu nit ñi ak lan moo waral maanaam nit ñi fëx jóge ci ñetti pouvoir yooyu ñëw ci ñoom ndax sëriñ bi mu ñëwee maanaam ay nitam muy murit yi jëlewu leen ci yeneen i dëkk yi waaye Sénégal gi nga xamante ne pouvoir yi ñi ngi fi nekkoon te yilifoon nit ñi maanaam ci ñooñee la ay nitam bokk kon loolu moom moo tax sëriñ bi moom bi mu ñëwee dafa liñ naan étude de terrain daf koo def maanaam dafa xool environnement bi nga xamante ne moom la fi fekk maanaam naka la war a mën a def yan stratégie la mën a yëkkati
ba mën a contrecarrer mbooleem pouvoir yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon te seen lépp ñu yemale ko woon ci àdduna kese te moom mu doon sàkku ngërëmal àdduna ak alaaxira te bëggaloon ko ay ñoñam ndax loolu daf cee bokk ci jikkoy jullit moom laltanaalul birra hattaa tunfiqu balaa nga doon dëgg jullit li nga bëggal sa bopp da nga koy bëggal nit ñi kon sëriñ bi nag moom loolu noonu mu liggéeyoon suñu borom ba suñu borom fay ko fay gu rëy gi noonu la ko bëggalee woon askanam te buñ nee askanam nag du yam kese ci murit yi waaye dafay maanaam doon ci mbooleem mbindeef yi ndax ni mu ko waxee la xam jamihal wara kon moom bi mu ñëwee fekk fi yooyu ndax bu ñu xoolee pouvoir colonial bi nga xamante ne moom moo mujjee ñëw bi mu ñëwee fekk na fi résistance li ñuy wax résistance locale muy ceddo yi waaye tamit résistance religieuse ndax bu résistance locale mën nañ cee citer ku ci mel ni Lat Dior bokk na ci nga xamante ne ils ont lutté farouchement contre le colonialisme comme ni ma ko waxee sànq rek léeg-léeg ni ñuy jàngalee ci suñu histoire lu ci bëri dañu koy ndax léeg-léeg boo duggee ci internet gi sax da ngay gis ni am na ñoo xam ne dañuy sànne ay xeer Lat Dior naan Lat Dior dafa daw ci kanamu tubaab beeg maanaam balu ginnaaw moo ko rey fekk na loolu amut ndax tubaab bi mu fi ñëwee ci réewu Sénégal défaite bi mu njëkk a am ca Ngolngol en 1863 Lat Dior ci boppam moo ko teg moo tax tubaab yi ñu respecté woon Lat Dior lañ doon li muy doon seeni noon ak yooyu yëpp waaye ñu leen respecté la woon bu ñu xoolee tamit ci pouvoir religieux bu ñu jëlee exemple El Hadj Omar Tall moom it il a résisté farouchement contre le colonialisme wax dëgg fa yàlla lu ci bëri ci Sénégal diine ni mu yaatoo lu ci bëri moom El Hadj Omar Tall liggéey na ko kon ñooñu tubaab bi pouvoir colonial bi bi mu ñëwee daj na li sëñ Saliou Sow di wax naan daj na ci lu mburu dajul ci taal ba laata ñoom ñoo imposé waaye nag liñ naan borom xalima du xeex ak borom kano waaye boroomi xeej tamit du xeex ak borom kano ndax ñoom comme ni ma ko waxee sànq révolution industrielle bi la leen joxoon doole joo xamante ne amaana ñii lu seen pas-pas rëy lu seen njàmbaar rëy lu seen doole rëy mënuñu woon xeex ak tubaab bi moo tax tubaab bi ñu ci bëri muy moo xam sëriñ si la moo xam ceddo yi la ñi ci gënoon a bëri doole ñi ci gënoon a métti ak xeex ñooñu da leen a rey ku si mel ne El Hadj Omar Tall dégg nga liñ ci wax ku si mel ne Lat Dior ak ñeneen ñi fi newoon nga xamante ne loolu dafa influer ci ñeneen ñi nga xamante ne amaana seen doole bëriwutul noonu ñu daal di rallier cause tubaab bi moom moo taxoon lu ci bëri doomi soxna yi ak doomi sëriñ si dañ leen a jëloon ñii ñu def leen ay chef de canton ñii ñu def leen ay commandant de cercle boo demee Saint-Louis sax am na école bu ñu doon wax école fils de chef ñu ci bëri ñi nga xamante ne seeni waajur ay buur lañu woon wala boog ay sëriñ lañu woon ñooñu foofu lañu leen dugal ba ci ñu yoon wi sax am na ñoo xamante ne ci jaar nañ ci école loolu bu ñu xoolee ci kër waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall kon maanaam loolu la fi sëriñ bi fekkoon sëriñ bi nag bi mu xoolee gis ni maanaam ñee muy ceddo gi ak sëriñ si lañ daan xeexee moom bu ko indee amaana comme ni ma ko waxee boroomi xeej du xeex ak boroomi kanu maanaam bu boobaa échec lay doon mu daal di jublu ci defar nit ñi maanaam ci wàllu gëm yàlla jikko ba li tubaab bi bëgg ci ñoom du ko am moom mooy li nga xamante ne yonent bi salaasam wax na ko keroog ba mu ko feeñoo ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala tu rabbi bi dar si faxat mooy wooteel say ñoñ ci maanaam yitte te bañ leen a woo ci njàngaleem kese moom mooy nga xam da ngay ñëw jàng alxuraan jàng xam-xam waaye boo jëfee baax na boo jëful baax na te loolu moom moo indi li dérive yi ma waxoon ci ñi nga xam ne ñoo doon incarné diine nga xam léegi nag sëriñ bi moom daf leen a waroon yar ci xikma moom mooy defar leen ba la ñu jàng ci alxuraan jikko yi ñu jàng ci alxuraan jikko yi ñu daan dégg ci saaba yi maanaam ñu ko daan jëfe sëriñ bi moom loolu la indi ci nga xamante ne ñetti front yooyu fallait que bu si nekk mu am benn stratégie bu mu leen indil bu dee lu jëm ci wàllu tubaab bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon sëriñ bi maanaam dafa jëloon maanaam suñu borom teg ko ci kanam xam ni amul lenn luy lore loo xamante ni dana jóge ci loxo nit waaye lépp luy lore ci loxol suñu borom la nekk mooy ñetti bayit yi muy wax naan
ad-durru wan nafu minal rahmaani laysa minal biidaani wa suudaani ad-durru wan nafu minal jabbaari laysa minal fujaari wal abraari ad-durru wan nafu minal wahaabu laysa minal ahdaahi wal axbaabi. kon sëriñ bi moom da doon wax ni njëriñ ak lor du jóge ci lu dul suñu borom mi nga xam ne moom mooy borom yërmande gi waaye déet muy jóge ci nit ku ñuul wala ci nit ku weex waaye tamit déet muy jóge ci maanaam ak saay-saay ak nit ku baax nit ku baax bu la defee la loolu baax li ci suñu borom ànd moom moo tax mu defal la lu baax. kon sëriñ bi loolu la tegoon ci kanamam moom mooy suñu borom moom kese moom mooy aji jariñe ji tey jariñe. waaw moom moo tax maanaam mu sukkandiku foofu ndax alxuraan loolu la ñu jàngal man kaana lillaahi kaana laahu lahu maanaam képp koo xamante ne nekkal nga yàlla rek suñu borom nekkal la. moom moo tax sëriñ bi moom bi mu ñëwee dafa nekkal yàlla ba noppi yar njabootam ci ñu gëm yàlla xam ni suñu borom kese moom mooy aji lor gi moom mooy aji jariñe gi. loolee nag bi mu ñëwee woote ko première révolution bi nga xamante ne sëriñ bi moom la def moom mooy keroog bi Maam Mor Anta Sali maanaam wàccee liggéey ba ñu war koo maanaam taxaw keroog bi ñu woowee sëriñ bi amaana ñëwaat ci histoire bi du kii sax waaye keroog bi ñu woowee sëriñ bi ngir mu ànd ak Xaalima Jaxate Kala dem ci Lat Joor ngir féete ko fi nga xamante ne foofu la Maam Mor Anta Sali féete woon Lat Joor mu nekk xaadeem di ko àtteel ci wàllu diine sëriñ bi da leen a tontu dafa tontu mbooloo mi ñaari tontu ñaari xasida muy xaaloo liyakar ak xaaloo shafihin nga xamante ne ñii mi ngi ko jagleel ci ñi nga xamante ne ñooy doomi soxna yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy buuruk àdduna gi beneen bi mu jagleel ko ci nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ si ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy tubaab bi ak ñi jàppoon ni moom kii kat maanaam xel mi waa dafa dese wala xel mi nekku fi ndax jamono jooju mi ngi mel ni tey jii nii sëñ Mouhamadan Macky Sall woowoon la bëgg laa def conseiller spécial nga xamante ne loolu boo ko bañee boo moytu say mbokk ñoo lay wër naan la dangaa dof ak xeet yu demee noonu kon sëriñ bi foofu la njëkkee def révolution ci tontu ñi ngi may woo ngir ma dem ci buntu buur yi dégg nga ngir kat boo demee ci buur yi ñoom danañ am fu mu la féete dégg nga mu ne wala suradia ayra hilmi wa diini mooy man maanaam du ma sukkandiku ci lu dul suñu borom ak ñi nga xamante ne moom mooy diine kon sëriñ bi moom foofu la tegoon tànkam nga xamante ne boobu la nit ñi tàmbali koo bàyyi xel muy borom xel yi tàmbali koo bàyyi xel xam ni kii kat am na leneen lu muy indi lu bokkul woon li fi nekk kon moom sëriñ bi ci ñetti front yooyu noonu la taxawee woon mooy woo nit ñi ci gëm yàlla ragal yàlla waaye jëfe seeni xam-xam woo nit ñi ci xam ni maanaam képp amul lenn luy jariñe wala luy lore lu dul maanaam suñu boroom ci noonee nag ci ni ma ko waxee léegi man kaana lillaahu kaana laahu ku nekkal yàlla nekkal na ci la suñu borom jël xoli jaam yi maanaam jëmale ko ci sëriñ bi moo tax fépp fu mu mësaan a nekk rek fépp fu mu mësaan a sanc ngir daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi du tee nit ñi dañ ko fay fekk moo xam bi mu sancee Touba moo xam bi mu sancee Daaru Salaam moo xam bi mu nekkee Mbàkke Baari yëpp ba li waral sax ñu jël ko yóbbu ko ci tukki bi moom mooy keroog bi mu génnee Touba Daaru Xuddoos dem sanc Mbàkke Baari nga xamante ne wax nañ ni Mbàkke Baari la fa daan maanaam guddi gu nekk daanaka lu mot téeméeri barigo cere daan nañ ko def ngir nit ñi nañ fa baree woon léegi tubaab bi nag ak ñi fi nekkoon chef de canton ak commandant de cercle gis mbooloo mi niñ ko songee woon ñu jàpp ni kii kat dafa nar a woote jihaad ni ko ñi ko fi jiiti woote woon muy ay Maba Jaxu Ba ay El Hadj Omar Tall loolee nag la tubaab bi gisoon le pouvoir colonial bi gisoon ba tax ñu jël sëriñ bi génn ko kon loolu dafay lu mat a xam lan moo waral maanaam ci wàllu saayir ñu génne woon sëriñ bi ñoom ñi nga xamante ne saayir lañ doon dund loolu lañ gisoon loolu lañ jàppoon sëñ bi waaye sababu haybatiya an allaha arada an ana min ujaaha wan akuna shafi'an lil xawmi wan akuna xaadiman fii daw mi loolu moom mooy sababu baatin gi waaye sababu saayir gi lii la mooy sëriñ bi mu ñëwee woote yàlla kese
wootee sunna gu set wecc gu amul genn luy lore lil Moustapha nawaytu maay jaddidu suñu borom mi nga xamante ne moom jaam yi moom xolu jaam yi dafa tàggat jaam yi ak seeni xol ngir ñu dëgmal ko biñ ko dëgmalee nag ba ñee gis mbooloo mi ko topp jàpp ni nag maanaam loolu menace la ci ñoom seeni intérêt moo xam tubaab bi la moo xam ñeneen ñi fi nekkoon loolu moom moo tax ñu boole ko tubaab yi ba ñu génn ko kon daal ci niñ ko mën a tënkee loolu moom mooy li nga xamante ne sëriñ bi fekkoon na ko fi ci wàllu pouvoir ñooñu daan ko doxaleen ak waa réew mi sëriñ bi am beneeni doxalin beneeni gis-gis ak beneeni jëfin goo xamante ne bokkul ak ñi fi jiitu woon ba loolu moom moo tax ñëpp daal di buur jëm ko bi ñuy buura jëm ko nag mu doon menace ci ñële moo waral ñu jël ko génne ko réew mi. day mel ni leer na nañ te xam naa ne ñu ngi ci maanaam njeextalu émission bi fii ci seen télévision DMN TV nga xam ne lépp ñu ngi ko jëmale ci waajal màggal gi te day mel ni buñ dégloo li nga wax ci mujjanteel gi sëñ bi dafa ñëwoon ngir dajji jéng yi muy tubaab bi jéngoon na ba noot nit ñi ci lim yoroon maanaam nit ñi teg ci seen bët mu xëpp leen ko muy le monde matérialiste ceddo bi it maanaam bëgg nguur gi mu bëggoon nguur ak jàppoon gi mu jàpp ne maanaam lépp mu ngi ci yor nguurug àdduna ba mu jàllal ko léeg-léeg ci seen biir ñu doon rayante lépp rek ngir am nguur seen bu mu mel ni loolee yëpp nit ñi jàppoon bëgg ko jàpp ne lii mooy dund gi daa ñëw wala ne lii du dara maanaam woo leen ci yàlla maanaam yàlla gu set wecc teg ko ci xam-xam ak ragal yàlla mu mel ne tey jii nag ñàngale moomu dafa juróon maanaam ak xëlëf maanaam li sëñ Moussa gi wax naan maanaam ñu ngamboo xëlëf maanaam agitation yooyu nag moo demoon ba maanaam tiital tubaab bi nga xam ne boo ko gisee raison bañ évoqué ci maanaam kii bañ jëloon décision ba conseil privé jëloon lañ ci wax dafa leer nañ jusqu'à ce que les agitations causées par ces enseignements soient complètement oubliées au Sénégal mooy tey jii maanaam conséquences yi ooteem bi am daa bëgg ñu maanaam toxal ko sulul ko taalibe yi ba tax na maanaam lañ bëggoon ñoom mu am ci ñoom mooy tey jii ñoom dañoo ñëwoon ngir noot nit ku ñuul ci wàllu culture sëñ bi ñëw delloowaat nit ñi ci benn mbir rek muy diine boo ko xoolee ci tur yi dëkk bu mu sanc rek daaru mu joxe kër daaru salaam waaw daaru muxti daaru minnan lépp di delluwaat ci yàlla suñ borom nga xam ne moom maanaam lépp luy àdduna rek day mel ni da koo nocc woon ci xolu taalibe yi def ci ñoom ak oyof gu toll maanaam oyof toll ba li tubaab bi yor ak ceddo yi li ñu yor maanaam ñoom gisatuñ ko woon mu mel ni loolu nag ñoom kon faaleetuñ ceddo faaleetuñ tubaab léegi ñi nga xam ne nag dañoo bëgg a am pouvoir de domination bu ñu leen faaleetut day mel ni kon seen pouvoir dafay fay kon loolu bokk na ci li sabab ñu jël sëriñ bi yóbbu ko te it bokk na ci maanaam dëgg-dëgg ni nga ko waxee sëñ bi boo xoolee boo duggee ci biir ëttam rek benn tur moo fa am muy taalibe ngay doon boo dee buur boo duggee ci biir kër sëñ bi da ngay simmi mbubbu buur bi doonu taalibe maanaam ku fa dugg di baadoole boo duggee da ngay simmi mbubbu baadoole doonu taalibe nga xam ne ak taalibe kese la woote muy benn maanaam nu ñu tuddati dénominateur commun boo xam ne képp ku ñëw ci biir ëttu sëriñ bi rek loolu ngay am mu mel ni kon loolu bokk na ci Zaïr li waral tey ji tubaab bi jëloon yóbbu ko yóbboom googu nag ni nga ko waxee léegi muy loo xam ne moom da koo namoon kon léeg-léeg li may faral di wax ne tubaab yi sax xanaa dañ leen a war a sant ndax bu fekkee ne sëriñ bi daa namoon a dem te bu demul woon maanaam caaf xam ñi tax ba mu dem ñooñu léeg-léeg sax war nañ leen daral cant comme dem sëñ bi maanaam sax moom ci boppam ba mu ñëwee jéggal na leen moom ñu ne daa mel ni dañ leen di jéggal rek te jàpp ne dimbale nañu ci bi ñu yóbboo sëriñ bi te ñu xam ne bés bii ñuy dégmal mooy suñ lépp mooy bés bi nga xam ne tey jii sëñ bi ci la dajji jéng yi ñu mucc ci pexem tubaab bi mucc ci pexem ceddo bi kon lii mooy émission bu njëkk bi nga xam ne commission scientifique ñu ngi leen koy waajal jëm ci wàccaayu màggal gi fii ci seen télévision DMN TV di ñaan suñu borom dellu ñoo defal tawfiq di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te may ko wér ba lépp loo xam ne naa la ko sëriñ bi suñu borom may ko ma àggali ko di ñaan it lii nga xam ne mooy mbas mi nekk ci réew mi tiital ñëpp ni ko sëriñ bi waxee ñun ñëpp nañ maase tuub jéggalu suñu borom ñaan yàlla suñu borom teggi ko du dara ci moom yàlla nañu ko teggil noonu nga xam ne teggiloon nañu peste ci jamono sëriñ bu mag bi ñu ngi tuub bu baax tey jéggalu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. déglul ma wax la li waral màggal gi nga xam ne Seex Bamba Ariel jamam ga
ne dogon ak dem gi wolof nasraani te kon bilaay ñépp dem niiraani